jërë ngeen jëf mbokk téléspectateurs yeeg mbokki internet yi yéen ñuy bàyyi xel ci wasaare làmb comme niñ leen koy defalee saa su nekk tey dañoo ñëw ci seen numéro bu bees première numéro émission bu bees tàq ñu koy wax Ardo nag mbokk yi mooy fas yéenee saafara lépp luy jàngoro ju am ci wàllu làmb lépp lu fi am ci jàngoro rek lu ñu war a saafara fii lañ koy saafara ci émission bi muy Ardo suñ premier numéro ñu ñëw fii ni CNG gis ngeen ñu ngi stade Léopold Sédar Senghor ñu gën koo xam ci stade Amitié ñu seet si suñu papa Père Thierno Ka chargé de la communication bu CNG fas yéene waxtaan ak moom ndax saison bi ubbi na depuis le premier te saison bi bu ubbee il faut ñu wax renouvellement ci wàllu licence mbër il faut ñu wax affiliation ci wàllu écurie il faut ñu wax licence aussi ci managers yi wax aussi licence ci promoteurs yi donc loolu mbokk yi moom la ñu bëgg a ñëw fii waxtaan ak Père Thierno Ka léegi ngeen topp ma ci biir képp kuy mbër kuy promoteur kuy amateur loo mën di doon ci làmb te nga bëgg am lu leer naañ ci licence yi affiliation yi licence promoteur yi licence mbër yi topp ma ci biir ma waxtaan ak Père Thierno Ka. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ngeen ñuy seetaan fii ci suñu seen bi ñuy wax wasaare làmb saison bi nag ubbi na fan yi rek ñu génn te bu saison ubbee il faut ñu wax ci wàllu licence muy licence su mbër di licence su manager di licence su promoteur aussi mais dinañ wax ci affiliation écurie yi ak réaffiliation écurie yi ci loolu nag ñu dal ci sunu papa mu nekk Père Thierno Ka chargé de la communication bu CNG mu fas yéene ñu détaillé lépp lu jëm ci wàllu licence yi nga xam ne mbër yi war nañ koo wut wala ñu war koo renouveler licence yi nga xam ne manager yi war nañ koo wut wala ñu war ko renouveler conditions yi ci ajoog yëpp ak affiliation écurie yi ak réaffiliation écurie yi kon dañuy bàyyi rek suñu papa mu nuyoo Père Thierno nuyu nañ la. ñu ngi leen di fay ñu ngi leen di fay. Père Thierno ci saison bii ñu ubbi dañuy wax ci wàllu licence te ku wax licence wax affiliation wax renouvellement wala kuy wut licence bu bees mbër mi ko bëgg licence bu bees ci yan condition la war a taxaw. waaw mais liñ daan laaj rek moom la ñuy laaj ba tey maanaam mbër mënatul doxal boppam licence il faut que société structure bi mu nekk muy écurie di école de lutte ñoom ñooy ñëw wutal ko licence c'est-à-dire dañuy def benn bordereau d'envoi boo xam ne bii responsable écurie yi ñoo koy signé xam nga bu njëkk mbër daf daan toog ba am combat da di soog a jóg di lijjanti ci licence waaye léegi amatul dañuy war a wuti licence balaa dara de xew parce que bu fekkee da nga ne mbër nga te loolu sa liggéey war ngaa jël ay motukaay ba dara du la bett donc li ñuy laaj mbër mi mooy mu andi bordereau d'envoi boobu wane ne écurie bi mu ne fa la bokk effectivement fa la bokk ensuite mu andi certificat médical d'aptitude du dootul certificat de visite et contre-visite mais certificat buy wane ne yow war ngaa mën a bëre donc bu loolu weesoo dinañ la laaj selon forme bëri bi nga bëgg bu dee bëri dóor la $2,000 la bu dee bëri simple $1,000 bu dee bëri olympique muy li ñu wooye bëri tubaab bi muy $200 donc te li ñu am ci ay licenciés ci at mi parce que xam nga ñu ngi ci ndorteelu saison bi mënugu ñoo wax ñaata nit ñoo mën a ñëw am na daal ay mbër yu ñëw jënd si licence waaye li wër te wér mooy saison bi ñu génn xam nañu ñaata licence moo am te licence yooyu am nañu si bu dee bëri dóor bi 2657 muy $2,000 ak juróom-benn téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar bu dee bëree loolu mooy licence sans frappe avec frappe 1232 muy $1,000 ak ñaari téeméer ak fanweer ak ñaar bu dee bëri olympique bi muy téeméer ak juróom ak ñaar fukk ak juróom-benn lii la ñu jaay ci licence damay dégg nag toujours ñu naan ay 10,000 licenciés yooyu mais kooku bon 10,000 licenciés du ñàkk am na waaye xëy na bari na si ñoo xam ne ñi jiitu nañu am nañu âge dab na leen bàyyi nañu bëri et cetera loolu boo ci boolee jëlee ñoo ñëpp effectivement dina jege loolu. léegi mbër mi kañ lay ñëw pour ñu bañal ko licence.
non bañ licence benn bi gën a simple mooy mbër boo xam ne bi dafa ne maa ngi nekk écurie Thierno Ka te andiwul benn këyit bu firndeel ne foofu la bokk bu ñëwee fii directeur administratif bi du ko nangu il faut que mu yóbbu këyit yi kilifa yi écurie boobu def ci seen cachet signé ñu soog mën a jël gu en charge. bu ma la déggee it bu baax nga ne mu indi ko ci heure bi mu ko war a indee dafa am délai bu ñuy démarrer ak délai bu ñuy clôturer. waaw bu ñu nee ubbi nañu administrativement comme ren nee nañu le 1er octobre am na ay managers yu ñëw jënd si am na ay promoteurs yu ñëw jënd si am na ay mbër yu ñëw jënd si déposé nañu seen dossier pour am ko parce que léegi machine lañ jënd boo xam ne moom mooy defal licence yi donc bu ñu xësee bu ubbi rek nit mën naa ñëw bu ñu généralement 3 mois la bu ñu ubbee octobre muy octobre novembre décembre généralement ñetti weer yi passé dañuy arrêté defar licence waaye licence yi nekk ci région yi fii lañ koy defaree ñoom itam kooku nag moom sénégalais moo mel noonu yéex a jóg waaw yéex a jóg donc souvent dañuy ñaan ñu yokk yenn saa yi dañuy ñaan wala ñun ñu xamal suñu bopp ne ñi war a wut ci licence matuñu ñu ne kon léegi may nañ leen délai supplémentaire nangami weer wala nangami semaine donc am na date buñ koy commencé am na date buñ koy jeexale et puis ci sport yëpp la dafa am période boo xam ne bi si lañ defal licence bu période bu jeexee nga xaar bu déwén. ci problème mu démission yi aussi bu fekkee ne écurie bi mbër mi dafa démissionné naka la mbër mi di def ba mën a am licence. waaw mais xam nga déjà bu démissionné dañuy comprendre ne dem na feneen xam nga sànq nee naa la mbër dootul doxal boppam licence bu fekkee ne dama nekk ci écurie Moussa jóge fa dem écurie Ablaye il faut que waa écurie Moussa nangu ne fa laa nekkoon te jóge na fa te bàyyi nañ ma dem écurie Ablaye ba ngay dem itam ñoo itam bind ne si ñoom nga ñëw donc da ngay andi ñaari lettre yëpp pour mën a continuer et ba pare nag écurie ba nga nekk moom moo lay signal kayit yi écurie bu bees bi parce que bu fekkee écurie ba nga nekkoon nangu na ne jóg nga fa léegi dara dootul tere nga dem gis yi écurie bu bees bi fa ngay dem ñu bindal la kayit ne ñëw nga si ñoom mais bu dee da ngay doxal sa bopp sa licence moom doo ko am. kon daal licence individuelle amatut. ci li bëri simple moo am. lutte sans frappe non lutte avec frappe il faut nga am écurie lutte sans frappe mën na am licence individuelle. saa mu bokk ci benn écurie bu boobaa duñ ko laaj kayit. duñ ko laaj kayit googu. waaw duñ ko laaj kayit googu waaye yeneen kayit yëpp. visite médicale moo ko yooyu yëpp il faut nga jaar ci waaw. waaw bu fekkee ne ci promoteurs yi aussi dañuy gis ñoom ñuy wut ay licence ñoom seen licence fu mu toll ñaata ak seeni kayit yi ñu leen di laaj. waaw ba licence bëri dóor 300,000 la pour promoteur bi bëri simple 100,000 donc te war nañu andi ay photocopie carte d'identité war nañu andi ay extrait jugement nu mu tuddati encore casier judiciaire andi ay photo ak xaalis boobu voilà. mais amut ay frais selon moom position géographique am bu fekkee ne Thiès la dëkk wala mu dëkk Dakar. ça dépend ci moom. bu bëggee jënd licence boo xam ne bii foo ko neex tëgg day jënd licence nationale boobu jar 300,000 waaye nag lii réalité Thiès du réalité Sédhiou du réalité Kaffrine donc CRG yi ñoom ñoo ñuy wax ñaata la ñu namee jaay seen licence ñu wax leen naka lañ ko war a subdiviser waaw parce que boo jëlee 300,000 francs yi ngay jëndee fii licence Dakar bëgg ko imposer waa Matam di nga sonal sa bopp parce que waxuma ne nit ñi amuñu ko waaye ña koy am dina néew te bu promoteur yi néewee combat bëri dóor yi dina néew itam moo tax dañu koy adapté mais bu dee Dakar daal 300,000 la pour bëri dóor 100,000 pour bëri simple. léegi bu fekkee ne promoteur bi am na licence am ci at bu bees bi mbër mi am licence am ci at bu bees bi manager bi engagé mbër mi
war a wut licence amagul licence. dina ko wut si waaw manager bi seen licence 50 000 lay jar dañuy ñëw jël si ko parce que CNG du signé ak mbër manager lay signé donc kooku mbër mi normalement écurie yi ñooy wax naan diw ak diw ñoom la ñu mandaté pour ñu signer suñuy waa écurie yëpp seeni làmb donc ce qui fait que li nekk ci écurie rek ci région Dakar ak li ko wër téeméer la ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar te manager yi matuñu loolu kon war nañu mën a régler seen problème mais manager moom pour nga ñu reconnaître la CNG il faut nga am carte de manager booy jëndee 50 000 francs. léegi manager bi écurie bi moom moo koy fal wala mbër mi mooy xool ku ko neex mu doon. ñaar yëpp la xam nga manager da ngay seet koo wóolu wala fi dañuy faral di wax naan boo may da ngay booy maye waaw booy dénkaay da ngay dénkaay ki nga wóolu waaw booy may na ku lay neex jox waaw donc bu fekkente ne manager bi mooy signé il faut que gën saa gàtt mu am li ñuy wooye ak kóolute seen diggante donc mbër mi mën na ne ci écurie ba mu nekk man diw de moo ma yore woon ba dara dul dara ba léegi maa ngi fay ko nangam kon kooku lay garder donc kooku loolu mën na ne itam am na ay écurie yoo xam ne yi mbër yëpp dañu bokk manager benn wala ñaar wala ñetti manager ñoo xam ne yi ñoom la yoon may ñuy signer ay engagement seeni mbër donc ñaari façon yëpp am na. léegi à ce que mu am manager boo xam ne moom moo nekk ci écurie bi. non c'est pas forcé mu nekk ci écurie bi dama ne ñaar yëpp mën na nekk. manager bi mën na bokk ci écurie bi manager bi mën na bokk feneen donc am na xam nga su ma la nee li fi nekk ci ay écurie téeméer la ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar Dakar ak li ko wër waaw manager yi seen association yaakaaruma ñu mat lim boobu kon nag fatalement dina am manager bu nekk fii yor fa mbër yor fële mbër parce que sinon kon du ñu bëri. léegi ci mbër mi aussi kon il faut manager bi nekk en règle pour mën a signer combat am ndax mbër mi mën a tudd signer combat am moom kese. oui mbër du signer combat dafa dul signer contrat. du signer combat. dañ koy faral di wax rek dañuy ñëw signer nangam waaye kooku ay wax la ne rek. combat bu ñu signé wul fii ñu nekk nii amul mais nag kenn du ter topp nit ñi naan leen bu leen wax am nañu droit wax parce que dañuy wut ñoom itam ay partenaires yeneen jàppale gunge leen ci événement bi ñu bëgg a organiser moo tax ñuy wër di wax souvent nga dégg ne combat bay taxaw ne toog ñaari fan yële combat ba amul wala mbër mi yéeg ci boppam day di dugg ci biir journaux yi wala ci presse bi naan man gisuma ku ma envoyé jotuma dara. donc mais yooyu ay wax la rek combat boo xam ne bi daal ak civil CNG duñ ci wax. bu fekkee lutte sans frappe bi la foofu promoteur bi moom licence am ñaata lay war a toll. moom laa wax sànq. bi ma la waxee licence avec frappe 300 000 la dama ci teg sans frappe 100 000 donc 100 000 la. léegi it ñu ngi wax ci wàllu écurie. ndax tey mbër mi bu nekkee en règle te écurie bi mu nekkut en règle wala écurie bi bu nekkut en règle sax mbër mi du mën a nekk en règle. waaw dafa dul bëri. waaw kon kay jeex na. léegi écurie boobu noonu bu fekkee ne écurie bu bees la. naka lay def ba mën a affilier. waaw il faut que mu andi récépissé déclaration maanaam autorité administrative bi yëg te xam ne écurie sangam créé nañ ko bërëb sangam. adresse bi lii la président bi kii la secrétaire général bi kii la trésorier général bi kii la et cetera yooyu la ñuy boole ani déposé ko fii ba pare ne léegi dañuy affilié bi mooy lan mooy fay 10 000 francs ci at mi lépp lu CNG def la ci boole moo xam ay convocation réunion la moo xam et cetera lépp lu xew rek CNG ne la ko àggee. bu dee day réaffilié nag. c'est la même chose pour boo xam nga am nañu déjà dossier bi day réaffilié day bind rek dafa bëgg réaffilié parce que am nañu déjà fond dossier bi récépissé bi du changer diggante ren ak déwén
récépissé bi benn bi la numéro yi benn la et cetera donc dañuy ñëw rek dañ ne ñu dañu bëgg réaffilier te réaffiliation bi ou affiliation 10 000 francs la ci at mi ñoo bokk lu ñu fay 10 000 francs. jërëjëf mbokk yi yéen a ngi topp yéen a ngi ñuy topp fii nii ci Wassare Lamb ñu nekk ak suñu papa Thierno Ka mais père Thierno ñu gis aussi saison bi ubbi am na ay mbër yu bëri yoo xamante ni li ñuy réclamer période bi mooy ñu mën a bëree seen licence su daaw ya sinon saison bi dina xaw a tardé ndax déposé gu ñu ay licence loolu loo ci wax. loolu xam nga bi ñuy wax sànq balaa ngeen commencé ne woon naa leen ne booy woote ne yow lii nga da ngay wane lu ko firndeel da nga leen dégg toujours ñu naan man bëri laa tam mooy suma liggéey waaw bu fekkente ne bëri mooy si liggéey kay da ngay fexe ba buñ nee xëpp rek nga li ñooy laaj yëpp nga déposé ko alors effectivement bari na ay mbër yoo xam ne ñëwaguñ parce que bu ñu nee daaw joxe nañu total 4075 licences ci forme yëpp commencé nañu le premier la ñu commencé nag wax dëgg yàlla donc le premier ak tey ñaari fan la donc mën naa am fii ak semaine bi ci tegu wala semaine ba sa topp xëy na nit ñi bari mais mbëri xam nañu ne ku amul licence du bëri te li ñuy wax naan bëri seen licence su daaw yi dafa am problème boo xam ne bii nit ñi dañ koy fàtte mu di ne licence bu nekk dafa ànd ak assurance te saison bi bu jeexee officiellement assurance amatul loolu moo waral mbër yi di wut licence loolu waral manager yeeg promoteur yeeg ñoom ñëpp wut ci licence parce que licence bi at la saison bi bu jeexee rek amatul kenn amatul licence lu dul nga ñëw def li nga war a déposer ci ay këyit nga déposer ko ñu soog la defal beneen licence alors boo bëree ci say licence su daaw maa détaillé ñaanuma ko nga gaañu nooy fajoo ak ku lay faj assurance bi jeex na benn mbër amatul assurance même ñun ñi xamee ne am na ci ay village ay nit ñuy bëri ba tey xam nañu ko waaye kooku région bu nekk am na CRG bu fa nekk moom moo war a lijjanti loolu parce que buñ ci bëree ba gaañu am ci li ma fàttaliku de daaw xaw ma daaw jéeg am na benn région boo xam ne bi bëri nañu ci intersaison bi am mbër bu sa gaañu waaye dafa mujjee porter plainte président CRG moo jël frais parce que moo ko autorisé. même ba ci yenn ci région yi sax dañuy gis ñuy bëreloo ay mbër ak carte d'identité sans licence. amul droit amul benn droit bëreloo mbër ak carte d'identité ni mu ñàkkee mën a am Dakar la war a nekk la même chose si yeneen région yëpp mais booy faral di déglu nit ñi day mel ni dafa am règlement pour Dakar ak règlement pour région yi ce n'est pas vrai benn règlement la kenn amul droit bëre te amoo licence li nga xam ne daan nañ ko tolérer mooy si njëlbeenu saison bi bu ñu ubbee rek nga xam ne comme lu ñuy wax sax nit ñi dañuy dernier moment li ñuy jóg li ñuy def ci football muy LD licence déposée daan nañ ko nangu c'est-à-dire bu fekkee andi nga këyit bu firndeel ne yow mii déposé nga say këyit pour am licence ñu autoriser la nga bëri ci loolu waaw mais bu loolu amul ñëpp dañu war a am licence. léegi loolu bu ko CNG yëgee day jël ay mesures ci CRG yooyu wala day bàyyi rek ñu gérer conséquences yi. déedéet conséquences kay bu amee CRG ñun ñoo nekk CNG la bu nekk ci benn dëkk donc ak lu leen wokk dinañu xuri donc mënuñu toog rek ne dañ koy bàyyi noonu mais dafa am ay affaires yoo xam ne yi taarix la si ñoom am na ay place yoo xam ne yi seen bëri ñu ngi koy def ci bu ñu korité def seeni gala wala bu ñu tabaske wala après tam xarit mais xam nga loolu lu ñu fi fekk la dañ koy jéem a adapté pour que mu bañ a am ay dérapage mais xëy rek dañ ne dootoo organiser te ñoom ay at wala duñ judd fekk ñuy organiser bon nga ñëw xëy ne doo organiser
président CRG bi sax moo jëkk ne attention ñun kat suñu taarix lii ak lii ak lii la donc dinañu fexe daal ba bu amee itam mu néew lu muy am parce que loolu itam pour protéger mbër mi la. ba léegi ci problème mu région yi ñàkkut dégg nga problème bi am ca Kaolack ci diggante Lamine Dia ak Bira Sène loolu en tant que membre CNG noo ko gisee. gisee su awma ci benn xalaat loolu li jot dégg naa ñoom nee nañu bind nañu CNG waaye gisuguma lettre bi xëy na directeur administratif bi dinañu ko woon wala dina ko génne parce que nag dañu suspendre woon réunion yi waaw xëy na lettre bi agsi na xëy na agsi wu xaw ma ci dara donc moo tax ma ne du ma ci sori mais ay balaa ma jàpp ne li journaliste yi di bind dëgg gu wér péng la mbete ma gis ko parce que ñoom ak yéen sax d'ailleurs li leen intéressé mooy nit ñi jënd seen journal waaw nit ñi jënd seen journal donc da ngay gis journal bu wax lii tey boo liggéey mu wax la ca gannaaw donc pour le moment lire naa si benn journal d'ailleurs ñuy wax affaire boobu ne am na problème bu amoon foofu et cetera waaye lii wërti wér dal mooy le 28 bii passé si lañ def assemblée générale d'information bi ci Bira Sène moo fa toogaloon Kaolack waaw donc loolu daal laa xam maintenant lan moo nekk ci biir ñu xaar ba am ci ay leeral. waaw Père Thierno fi ñuy jeexale mooy wax nga ko journaliste yi am na ci ay journal yu bari yoo xam ne bind nañ ci combat yi nga xam ne taxaw na boo xoolee plus de 15 voire 20 combats yoo xam ne taxaw na est-ce que am na ci benn boo xam ne jot naa egsi ci yéen. benn combat agsiwul fii amul te combat bu agsiwul fii pour ñun amul balaa ñu ne combat taxaw na mbete nit ñi ñëw fii signé leen war a signé maintenant bu ñu demee joxe ay avance ci biti et cetera kooku ça c'est leur problème dañ leen di wax toujours lépp lu xaalis dugg ñëw leen ba fii ngeen def ko mais ñoom ñoo xam li tax ñu def loolu mais daal combat boo xam ne bii agsiwul CNG dafa ci dul wax sax faf ba ci combat bi ñu bëggoon a officialiser mercredi passé. booban la diggante Ama Baldé Tapha Tine mooy fii ku ñëwul fii dara officialisé wu non il faut que les choses soient très claires. mais ñoom officiel la ñuy wax parce que nee nañ. officiel il faut que mu ñëw fii CNG signé lu CNG signé wul officielul ak ku ko mën a tëgg ak combat bu mën ci doon. kon daal promoteur bu joxe woon avance am moom la engagé. moom la engagé ñaata yoon nga dégg ne bëri dañ ko jox avance mu demee woon waaw wasalaam. waa xanaa di leen ñaanal ngeen am lu kawe seen njort ci liggéey bi di leen ñaan itam ngeen wàññi li ngeen toll lim bi ngeen di toll ci géew bi da ngeen dem ba nit ñi doot ñu gis dara donc il faut que léegi dinañ ko jël kay ay mesures yu wér a wér a wér dinañ ko jël parce que dañ doon jéem waxtaan ak yéen waaye day doy waar nit ki boo yoree lu mel nii nga xam ne fi nga toog mën nga faa def gros plan soxlawul ñëpp ñëw boo amee téeméer nit nag ci biir si géew bi ñi fay seen xaalis pour seetaan dañu dem ba mujj gi man la ñuy woon naan way xoolal gisuma dara waaw man lu ma ci waaye nag bu ñu jógee ba wax ak organisateurs yi commission organisation bu CNG ak police def naan dinañu am buntu kon balaa ñoo dem ci loolu di leen aaye fii wala di leen yemloo fii ngeen xamal seen bopp li ngeen war a def ak fi ngeen war a nekk pour liggéey te du leen yàqal kenn te kenn du leen yàqal itam. mooy licence ngeen di wax. man bi ma proposé CNG nee nañu feeku journaliste yi 1994 la maanaam 1 an après CNG ñëw benn photographe moo ñëwoon jënd licence benn photographe boobu ba tey mu ngi ci làmb ci moom kenn moo jëkk a ñëw jënd licence parce que xuloo woon nañu fi ak photographie ak yooyu parce que dañ daan dugg ci biir géew bi ma woo leen bés ne leen waa léegi dama bëggoon ngeen wax ma kaay leen ñu dem ci stade bi ba Mar Diop boobu temps stade football bi la woon
ngeen wax ma fi leen di arrangé ñu won ma benn place may leen kon bu ñu ñëwee dinañ leen defal benn stade boo xam ne bii foofu ngeen di tooge si ngoon suñu ñëw ñu ne ñoom duñ fa toog dañu dugg ci biir géew bi may leen déet doo leen dugg ci géew bi da ngeen def fi ñu waxoon ñoom duñ fa toog may leen kenn du dugg ci biir géew bi ñu ne kon duñu liggéey may leen ndokk ñu toog liggéey ñu bés boobu maa ngi fàttaliku boobu temps Babacar Diagne moo doon directeur général RTS mu ngi woon ci làmb ci ma romb ko mu ne waaw Thierno lu xew mu ne ko sa gars yi neen duñu liggéey mu ne ma lu tax ma ne ko dama nga laaj leen ko yaay seen patron waaye man duma ci wax dara de nee naa leen daal kenn du dugg ci géew bi te kenn du fa dugg ñooy dañuy dem toog seen teg seen bagage fële may nañ dem teg seen bagage mais bi ñu toogee ñaari semaine après Alaaji Mansour Mbaye ak Doudou Diène bi nekkoon ministère des affaires étrangères woote waxtaan may leen mais amul problème ñu noo ngeen bàyyi leen mais leen du ma leen bàyyi ku bëgg a liggéey da nga wut matériel bu fekkente boo solo doo photo dama nga wuti leneen pour nga photo wala nga wut beneen liggéey ah biñ demee ba ci biir ba gars yi xool gis nga fi ay combat yoo xam ne da ngay ñëw mbër mi leen de waaye flash bi dafa ñëw sama yu bët gisuma nangam nit est-ce que tax na ba amatuñu ay photo parce que mu ngi fi nit ñaa ngi photo mais nañuy dand enceinte bi géew bi pour mën ñi nga xam ne dañu fay seetaan mais boo xamee ni da ngay dem làmb ji ba pare di yàkkamti dem sa kër pour xool ay image télévision y a problème donc ngeen seet fi ngeen yem loo ngeen yem fa parce que bu fekkente yemu leen fa nit ñi tase ak yéen voilà. jërëjëf Père Thierno ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax mbokk yi ñu ngi doon ànd ak yéen fii ci siège u CNG ci waxtaan wu am solo bi nga xam ne ñu ngi ko doon seq ak moom mu nekk chargé de la communication bu CNG donc mën nañ ne émission bi jàngat bu baree bari la ci mbër yi nga xam ne nii ñu ngi war a wuti licence ci promoteurs yi ko war a wuti ba ci managers yi kon mbokk yi cant ngërëm ñeen la leen ñu ngi leen di jox dig daje ba ëllëg incha allah ci beneen numéro fii ci Wassare Lamb jërë ngeen jëf.